on a signé un contrat avec école Saint-Pierre tous les parents d'élèves il faut yóbbu seen élèves parce que cycle jardin la cycle primaire ba cycle secondaire am nañ fa ay doom am na ay parents d'élèves yu fa am 4 5 6 ñi 3 ñi 2 ñi benn nous tous nous sommes des parents d'élèves mais li ñu dal ñun ñoo ko waroon xeex ensemble li ñu dal ñun ñoo si waroon jëfee ensemble parce que lu metti la mënuñu ñu signer contrat pendant 9 mois pour suñu doom jàng pendant 9 mois état joxe ne bu benn xale jàngeeti du état joxe ne benn xale jàngeetul les parents d'élèves dañuy continuer di fay wala dañuy continuer téye li ñu doon fay ak seen doom ndax ñoom ñoo nekk seen doom ci biir kër gi ñu am si jàngat du ñu fayee arnaque la wala sàcc la ndax école privée bi ñun suñu doom yi seen paiement du retardé dañ leen ñu dàq du ñu ñëwaatee fay kenn du leen delloo ci 5 jours yu ñu leen dàq wala 10 jours yu ñu leen dàq ñu continuer di dem ak ñoom ci loolu parce que ñun ñooy victime bi les parents d'élèves sont des victimes suñu doom yi toog nañ 3 mois ou 4 mois jànguñu état waroon ci jàpp parce que moom moo ne na élèves yi toog école privée yi ne na élèves yi toog mais parents d'élèves yi mosuñu d'accord seen dem toog bañ a jàngi parce que duñ toogee ci kër gi beneen charge la di nga wut professeur wut prof axuraan wut ku leen surveiller parce que ñun ñëpp xam nañ Sénégal nu mu demee ci éducation xale yi ñun ñu choisir parce que bépp xale bu juddu normalement ci pays développement ak dëkk bu jaar yoon état moo lay moom ba keroog ngay am 18 ans ba keroog ngay dugg université kenn mësul gis ci dëkk boo xam ne école secondaire primaire dañuy fay yenn fay yi pays Afrique yi rek la am parce que état mooy téye xale yi en charge ba keroog ñuy dem université xanaa sax université bi sax la ñu waroon def paiement ñu nekk université ku amul moyen pour dem université waroo dem parce que université moo waroon doon lu ñuy fay mais cycle bi xale bi juddoo ba am 6 ans ba keroog mi am 18 ans état bi moo ko waroon jël en charge ñun parents d'élèves yi ñu wàcceel état bi coono état bi jox ay permis ay nit def ay école privée ñun parents d'élèves yi ñu wàcceel état bi coono ci suñu éducation doom bi nga xam ni dañuy participer ci état bi pour mu yor suñu doom ñuy participer ba pare dellu du yoral suñu bopp suñu doom dugal leen privé léegi ñu ne ñun dañuy fay 4 mois plus inscription je viens d'avoir comptabilité bi léegi école Saint-Pierre mu ne ma woy lan leen ñi bàyyi ngeen fay 3 mois yi xaw ma 4 mois yi léegi inscription bi mun nañ leen ko lebal nee na ñoom dañuy lebal inscription bi mais mun nañu fay 4 mois yi parce que ñoom ñoo ñu bëgg rawal 4 mois yi xale yi jàngul ñu bëgg ñu ko aar nag ñu fay ko femme bi ne ma léegi ñoom parce que bi état bi waxee ni nañu toog seen kër élèves yi enseignants yi dañ leen continuer fay mais état bi moo leen waroon jël en charge ministère de l'éducation moo leen waroon jël en charge benn dimbali rek la ñu waroon jàppale état bi jàppale ko parents d'élèves yi mooy mu subventionné école privée yi te subventionné leen man déggoon naa ko il a sorti des milliards pour jox école privée yi ana xaalis boobu fu mu ko def parce que c'est durant 4 mois nga boole kat nga yor 5 élèves jël 4 mois nar ko fay plus scolarité 4 élèves ça te revient à 500 000 sama gars yi nañoo waxante dëgg 500 000 pour ce qui est scolarité doom si benn année boo xam ne année bi dee na léegi comment on va faire on va continuer à subir rek kenn du réagir ko si wax mu ne la noonu la war a demee noonu la war a demee mooy yow da nga war a nangu ñu nax la parce que noonu la war a demee chaque fois rek muñal noonu la war a demee ñeneen ñi fay nan yow da nga war a fay c'est ça c'est quoi ça ban dëkk lañ nekk état bi di seetaan école privée yi di arnaque ay citoyens yoo xam ne dañ koy dimbali ci éducation la jeunesse sénégalaise mooy ressource minière bi ñu am bu gën a baax ressource minière bu ñu war a sàmm ñun ñëpp ressource minière bi ñu suñu borom dénk ressource minière ba war a nekk suñu yaakaar ressource minière ba war a nekk suñu takkandeer ngir ëllëg ku ci nekk am ci devoir ak droit nga participer ci ñun ñu choisir boo xam ne day yombal état bi droit am ak devoir am bu mu war a def ci xale yi Sénégal mooy jël leen en charge yar leen jëriñ leen ndax du ñu màggee mun a jëriñ réew mi ñun ñu def ko depuis bi xale yi nekkee jardin d'enfants ba secondaire ñuy fay tey lii ñëw école bi mel ni ñun musuñu nekk ay clients teg ñu arnaque boo xam ne
jaxase xelu parents d'élèves yi ba parents d'élèves yëpp jaxasoo fu mu nekk nii jaxasoo fu mu nekk nii ngay wax ñu naan dañ lay lebal inscription bi mun nga fay 4 mois yi après ngeen soog a fay inscription yi mais li arnaque la c'est du vol état teg si dëkk ñëpp ci et puis nag parents d'élèves yi ànd si ñii ne du ñu fay ñii ne dañuy fay ñii jaar ci suuf dem di fay loolu du combat bu ñu yow doo nangoo ñu nax la man mun naa bañ a nangu ñu nax ma mais si li ma nangu man ñu bañ ma nax yow da nga ciy jàppale comment mënu ñu def xale yu jàngiwul 4 mois ñu koy fayloo parents d'élèves yi xale yu jàngiwul 4 mois toog seen kër nekk charge si biir kër gi ba pare et école privée yi ne ñun dañ koy fay. je m'adresse à l'école Saint-Pierre parce que man fa la samay doom di jàngee wax yoruma benn doom yoruma ñaar j'en ai 3 yoo xam ne bu ñu juddoo ba léegi fa la ji yow jàngee je me suis sacrifié pour leur avenir et pour l'avenir du Sénégal ndax ñu jëriñ réew mi moo tax ma sacrifié sam bopp mais tey lii nii amatuma appétit sax appétit pour continuer ñoom seen éducation amatuma appétit parce que après nii lay mujj vous avez poussé les parents à baisser leurs bras waaw après ñu jël gaal gi bu nekkee fii di wax Sénégal ñaari mbir dafa am ku nekkul góor jigéen doo tekki ku jëlul gaal gi doo tekki ndayam moo fa am Sénégal booy jël leen nday gaal gi ku si mën nekk góor jigéen ngir tekk nga nekk góor jigéen ngir tekki parce que on est en guerre rek ngay gis lii guerre dëkk bu nekk en guerre ngay gis xale yi di yalwaan jigéen ñi di cagatu góor jigéen ñi bëri xale yi di daw nday dëkk bi loolu mooy dëkk bu nekk en guerre pas dëkk bu ñuy jël di tirer ndey bi ay missile poof ay bombe fii loolu nekkul guerre mais ñun guerre bu ñu nekk moo gën metti ndax bu ñu juddoo ba léegi ci guerre lañ nekk ci guerre mënuñu nag continuer di xeexee nii c'est pas normal l'école Saint-Pierre ak yéen réputation bi ngeen amoon ci éducation xale yi tey vous vous permettez d'arnaquer des clients yoo xam ne pendant 20 ans ñun la ñuy soutenir ci côté yëpp ci côté yëpp je peux pas concevoir que man mënuma ko concevoir école privée bu arnaque ay parents d'élèves yi nga xam ne mairie dañuy jaay gerte man gis naa sama doom ay parents d'élèves yoo xam ne gerte la ñuy jaay ngir fay seen scolarité doom gis naa ñoo xam ne journée la ñuy fayeeku journée 1500 pour fay seen scolarité doom gis naa ñoo xam ne salaire u 50 000 francs la ñu am ndayam pour fay seen scolarité doom parce que yàllaa ñu dénk ñu sàmm ko il faut investir sur ton enfant yow si sa doom da ngay investir si moom te si loolu lañ nekk mais suñu état bi waroon investir ci suñu doom investir suñu ñun ñu koy def ba pare ñu seetaan école privée yi di ñu arnaque c'est pas normal c'est illégal kenn mënu ko concevoir ngeen nekk fii di daw naan ay góor jigéen am na fii ak ay lii ak lii ressource bi ñu am ressource humaine bu ñu am mooy ñun suñu doom yi billahi le combat continue moom laa wax le combat c'est l'avenir de la jeunesse sénégalaise xale yi fekk ñu teg leen ci base bu leer bu wóor ngir ñu mun a jëriñ réew mi ëllëg parce que ñun sacrifice nañu ba pare wax rek la ñu am ku si am lu la metti nag mun nga ko naqarlu si ay jëf mun nga ko naqarlu si sa biir xol doo ko mu nee naqari sa làmmiñ moo gën te suñu làmmiñ la ñu am pour di ko naqarlu waruñu seetaan école privée yi di arnaque parents d'élèves yi di leen fayloo 4 mois yu xale yi jàngu ba pare boole si inscription boole si inscription ça te faut 500 000 pour nga mun a régler loolu yëpp kii jaay gerte da kaa mën ki ñàppandeyam jaay mbuusu ndox da kaa mën dañu wante dëgg qu'on se dise la vérité c'est à rebâtir comme ni ko gars yi di waxee le Sénégal c'est à rebâtir li may wax rek li yàlla sàkk moom sénégalais moo si gën hypocrite li yàlla sàkk lépp sénégalais moo si gën a hypocrite gëmuñu dara booloo soutenons nos enfants nañ jàppale xale yi ñu réussir nañ jàppale xale yi di réussir mënuñu continuer nii ay arnaque fii arnaque fële rey fii nit toroxal nit on vit que ça ku si jekku sa morom rek comme baleine bi mooy Macky Sall am na ay requin xam nga am na ay jasit ku si ëpp morom sa doole rek doo ko mënee arnaque rek da nga koy bouffer tu le manges cru te état bi noonu la ñuy def mënatuñ suñun dara léegi suñu avenir doom yi xale yi âgé de 6 ans ba 18 ans moom la état di sacrifier ngir Sénégal bañ a jëm sa kanam ngir Sénégal bañ a yeewu stop dafa doy pour mu jàmbi dog dafa doy Sénégal moom boppam
kenn mënu ko yow concevoir ah ma jot léegi comptabilité bu Saint-Pierre bi bon madame nuyu naa la na nga def ça va rek mu commencé ooy seeka léegi mun leen mun da ngeen ñu fay 4 mois yi seen doom yi toog jànguñu da ngeen koy fay après léegi ñu lebal leen inscription parce que eux ils savent que c'est dur ah c'est dur parce que eux aussi sont des parents d'élèves comme ñun ah mu ne ma woy bi Macky Sall la waxee ni na yow na xale yi toog seen kër l'école a continué à travailler mais c'est pas notre faute l'école bi continuer à travailler Macky Sall moo nañu toog waroon nañ trouver accord bi Macky Sall daan na école privée yi toog ñoom ñu ne ko déet l'école privée yi toogee parents yi dañuy continuer fay wala parents yi duñu continuer fay ñu négocier ñu waxtaan et puis noo la mënee jël décision yéen école bi ngeen jël décision ferme yéen waa Saint-Pierre décision kese boo xam ne seen intérêt la conflit d'intérêt la vous pouvez pas réunir les parents d'élèves ngeen waxtaan ñu xooma jéem a trouver solution parce que scolarité bi ça c'est pas 25000 yi ngeen ci doon yokk moo tax mu yegg ba 25000 la scolarité c'était à 18000 le mois 18000 francs le mois ou 20000 francs mais on est en train de payer 30000 francs le mois ngeen ñu facturer pendant 3 mois nga yor ci 4 élèves fu ñu jëm dund bu dee gën li may wax dund bu dee gën jël gaal rek kese moo fa sës ku jël gaal gi xaruwoo dangaa gàddaay ngir wuti xam-xam wala ngir wuti alal wala ngir wuti dund bu gën si yow ku si dee ajjana ngay yeewoo ajjana booy bu si jël gaal yi ba dee ajjana ndayam ngay yeewoo ku toog nag Sénégal ba xiif rey la wala gàcce wala toroxal wala ay mag yu bon doo deewee yàlla laq la yàlla nee na doo nekkee si dëkk munoo fa am jàmm munoo fa am teraanga na nga gàddaay nag mun nga jël sareet dem wala nga dox wala nga jël ndeyu gaal gi jël leen ndeyu gaal gi ndax ngeen tekki wala ngeen nekk ay góor jigéen yóbbu leen Europe parce que fii la jàmm nekk bu ko kenn ñàppandee mii ne fii la jàmm nekk parce que fii t'es garanti la vie de tes enfants sont garantis la vie de tes enfants en Europe sont garantis ta vie est garantie loolu la ñuy wax développement du nga koy wax mooy population bi ñu garanti seen vie ba nga xam ne du ñu am yaakaar di daw seen dëkk mais ñii ñu dawloo ndayam chaque fois ay sëriñ génn fii ndayam di wax ay hors sujet yoo xam ne amuñu ndayam benn xam-xam sëriñ si amuñu ndayam benn xam-xam ndax yonent bi da ko bind yàlla wax ko ñu jëfee ko góor balaa ngaa mat góor wëndeelu yàlla wëndeelu seen sëriñ si kenn wëndeelu si du toog muy dox jël àjjana def ndayam seen poos duñ leen si bàyyi man duma leen wàcc man je suis de retour foo laal day metti laa génn page bu bees la gars yi partagé leen ko Facebook moo nangu sama page yëpp ndax signalement yu bëri ndax man duma leen wàcc kii sama combat personnel la man ak waa école Saint-Pierre ak bépp école privée bi nga xam ne ni ñooñu noot parents d'élèves yi partagé leen ko gars yi di leen nuyu yéen ñëpp Serigne Modou ziar naa la bu wër maestro ziar naa la gars yi si ay fan yu néew ñu génnaat ay fan yu néew ñoo ni préparé am nañ jàngat si Mimi Touré bi am nañ jàngat si discours su Sëñ Bass Abdou Khadre bi am nañ jàngat si immigration bi am nañ jàngat si lépp mais li leen ci toog ñu waxtaan xam nga la ñu waxtaanee ko si xel ak si teey ndax nit ñi mën a dégloo ñu comprendre ndax sénégalais dafa naqaree expliquer sama gars yi leen wax wasalaam